jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li fees bokk na ca ni fi mu toll ni tembeem Tiwaawoon mi ngi fàttalikum téeméeri at boobaak léegi maam Seydi El Hadji Malick Sy président Macky Sall ma nga fa jot naa wax lu bari jëm ci dëkk bu sell ba lam fa war a def ci ay jëmtukaay ba mu gën a méngoog jamonoom dañ ci ñëw léegi incha allah ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo fekk na itam bébé Aïda mi réewoon ay mbokkam ay fan mi ngi ni gis nañ ko ba teg nañ loxo sax ki ko fëkkoon yóbbu enquête baa ngay wéy nga ñu gën a xam lu xew ak kan moo ko jàppal tàng ci wàllu guddi la ñu ci ñëw ci biir xabaar yi. lu jëm ci ay doomu Afrique bëggoon dugg ci Espagne doon jëm a jéggi barbar ba dox diggante lii di Maroc ak Espagne waaye mujjul sotti ñu ngi wax sax ni fukk ak juróom-ñett ci ñoom ñax seen bakkan ñu bari am ci ay gaañu-gaañ toll woon ci ñaari téeméer ci ay waxambaaneem bëggoon a bët dugg Espagne. Boubacar Seye jiite Horizon Sans Frontières ñaawlu ko daañu ci ñëw dégg ay kàddoom ci biir xabaar yi daañu ci boole article la semaine tey jii El Hadji Malick Cissé ma ngay toj jëm ci féngale bool yi amoon bëriki démb démocratie bu Sénégal fa mu toll Demba Ramata Dia dana ko jukki ak moom bu nu àggee ñu jëm waxtaanu xabaar lay doon ni skis faram fàcce gi jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci jiyee bi nga xam dafa dal ci Afrique ndax fu ay doomu Afrique faatoo Afrique gépp lay sonal rawatina Afrique sowu jant mi daa ngi xewe ca Maroc digganteem ak Espagne ca frontière ba lu toll ci ñaari téeméer ci ay waxambaane ñaac bëggoon a jéggi li nga xam moo di barbar ba di frontière ba waaye takk der ya ñoon ca bàyyiwut dañoo soqi sox ak ay gaz lacrymogène ba mu am lu bon fukk ak juróom ñett ñoo xam ne daal ñoo xam seen bakkan dañoo mujjee faatu ñu gis tam ni ñeneen dañoo am ay gaañ-gaañu métti ñen dañoo fatt ba mujjee sonn ci loolu nag dugguleet muy am dugguleet ay doomu Afrique bëgg a jéggi barbar ba dugg biir Espagne daal di koy jaare Maroc Boubacar Seye moo jiite lii di Horizon Sans Frontières ñaawlu ko jàpp ni dañoo war a soppi toogin soppi taxawaay itam ndax li xew mi nga bëgg a jéggi dayo ba am na lu mu ca dénk Abdourahmane Ly tey dañu signalé pratiquement la mort de plus de 18 personnes dans l'enclave de Ceuta et Melilla 18 am na ñu ma woo léegi ni ma le bilan pourrait être revu à la hausse am na ñuy wax plus de 30 victimes c'est extrêmement grave ce qui se passe tey loolu moo tax Horizon Sans Frontières bi nga xam ni c'est une organisation espagnole de surcroît di interpeller le premier ministre Pedro Sánchez la Cour européenne des droits de l'homme parce que li xew nii vraiment je crois que c'est une honte pour toute l'humanité boo gisee les images et les Nations Unies comme am une enquête sérieuse boo xam ni dafay déterminer les circonstances de ce drame là ñu may signaler aussi ni am na ci ñi ñàkk seen bakkan ay Sénégal ki ñu ko wax daal nee na bëggut a profiter wax mais ci li mu gis moom ci ñu àndaloon lu néew gis na ñaar wala ñetti doomu sénégalais yoo xam ni tëdd nañ ci mais comme nee nañu bilan bi dafa yokk te kenn xamul actuellement qui et qui donc pratiquement mënuñu wax mais lépp luñ ci am rek dinañ ko leeral voilà donc yi am tey yii moo xew tey may naqarlu trop nag pataaral les autorités africaines ba léegi amul kenn ku ci yee yàppi alors que tey ñii dee ay doomu Afrique lañu je crois que tey waroon na jóg dirigeanter une conférence à l'échelle du continent pour gën a xool lu muy taxawee ay doomam pour gën a xool lu muy taxawoo cette jeunesse bi nga xam ni dama jàpp ni richesse la boo xam ni tey daa mujj nekk un fardeau pour ces dirigeants africains là. Boubacar Seye jiite Horizon Sans Frontières jokkoom ak Abdourahmane Ly ca la xew soxal mbirum ay doomu Afrique ñàkk seen bakkan ca frontière Maroc Espagne daañu toppal incha allah wàllu gunu mel na mu gën a yaatoo rédaction bu ITV i rajo ñu ngi càmbar mbir ma ak kilifa yi nga xam ñooy kilifa autorité consulaire ya nekkal Sénégal ci réewum Maroc xabaar yi wéy ak leneen jëm ci mbirum bébé Aïssa lu ko jiitu jàppale ni président Macky Sall ma nga woon ca Tivaouane yegg na fa sàng ni la ci ngoon gi kàddoom it jot na faa jib ci kanamu délégation boo xam sax ñu ko jóge woon ca Maroc ak représentant wu xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour président Macky Sall kàddoom jot naa jëpp jëm ci Seydi El Hadji Malick Sy mi ni fàttaliku tey ji téeméeri at boobaak léegi mu génn àddunam lim fi ba ni ak ndono gu njaboot gi doon di gën a law muy ñaanal l'islam waaye itam topp sunu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ni mel tax na président Macky Sall ñëwaat na ci hôpital ban war a def ca barab bu ni mel muy hôpital niveau 3 jëmtukaay tamit lépp état Sénégal moo koy daal di financer boppam daañu toppan incha allah wàllu gu ni mel bu jàppande ak président Macky Sall sànq yi nga xam kàddoom jot naa jip foo fecc Tivaouane du ñaax sax ngeen gis ko sànq en direct ak ITV leneen jëm ci mbirum xabaar ak bébé Aïcha wala bébé Aïda ñàkk
boobaak léegi ay fan mi ngi nii ay mbokkam daal di koy teguñu ko woon gët waaye léegi dellusiwaat na ci seen i loxo ginnaaw ba police ak ñanu àndal defee liggéey ba mu solo ba teg loxo ki nga xam si kon moo di ña ko tegoon loxo ba enquête baa ngay wéyandi daañu ci ñëw léegi incha allah dellu teewoon ak kàddu président Macky Sall maa ngi koy wax sànq président Macky Sall ci boppam kàddoom jot naa jib jëm ci Seydi El Hadji Malick Sy ak it teewoon nu su war a gën a def ba mu gën a méroog jamonoom teewlu kàddu président Macky Sall. ba ma waxtaan ak sëñ bi tam ci l'hôpital bii nga xam ne ci wàllu hôpital foofu la hôpital di yem ci Sénégal muy l'hôpital boo xam ne dana am lépp luy ay service directrice générale bi wane na ko yu doomu aadama di soxla pour ñu mën ko faj te dootu leen soxla benn yoon nii di dem bitim réew wala di dem Dakar ci hôpital bi ñu tuddee Maam Malick Maam Maodo hôpital Seydi El Hadji Malick Sy ñuy teg xeer bu njëkk war ko liggéey ci fukki weer ak juróom-ñett muy l'hôpital boo xam ne ci alal dana yóbbu toll si ñeent fukki milliards ak juróom-benn ngir jox ko matukaay yi nga xam ne moom la hôpitaux yu mag a mag di dem loolu nag xëy na naam ñoonu ginnaaw jafe-jafe yi fi amoon weer bi ñu génn ma doon ciis bu metti ci réew mi may wëlbatiku di jaalewaat mbokk yi nga xam ne seeni doom ñoo ci wàññeeku woon waaye fekkoon na nag Tivaouane fuloon ko l'hôpital waaye tey yi pare nañu pour tàmbali liggéey hôpital bi donc bu pare yaakaar naa ne waxuma rek Tivaouane waaye Kajoor yëpp dootuñu soxla dem fenn ndax lépp lu mu aajowoo dana ko am te day am lien ak université bi nga xam ne moo nekk ci Thiès am benn UFR maanaam faculté de médecine ndax hôpital fu mu nekk niveau 3 foog mu lëkkaloo ak université buy former docteurs yi te defee docteurs yi di ñëw di fi def seen stage ñu leen di tàggat te ba ñuy pare kon loolu mooy li ñu tàmbali tey jii fii ci Tivaouane. muy cadre président Macky Sall teg na xeeru hôpital niveau 3 bi war a wutum l'hôpital bi nga xam se ni bi mooy hôpital Seydi Maam Abdoulaye Sy Dabakh bi nga xam moo lakk barki démb bay tout tànk ñaax seen bakkan ngir gën a jox gëdd Tivaouane ci wàllum paju ak ña wër gox bu di mel. del si waat ci mbirum bébé Aïda mi nga xam te ni bi ay fan mi ngi nii mbokk yi teguñu ko woon gët ndax fëkk bu ko benn soxna fëkkoon yóbbu lu mel police nag ginnaaw xarañaay bi teg nañ loxoom ci defoon jëf ju ni mel enquête baa ngi gën a wéy ngir xool ba xam lu waral mu defoon lu ni mel waaye tam ana ñan ak ñan ñoo ko jàppal tàng ci wàll googeem ngir xam daal dëgg-dëgg lu sabab ju lay jëf lu mel sax moo tax li rédaction bu ITV càmbar ko jëm ci soxna Diégui Diop Fall mi nga xam te ne bii moom doon dénk lépp luy sàmm ak doomu aadama yi ak tout tànk yi ci ministère bi ñu dénk wàllum njaboot gi dafa jàpp ni xeex bi daa war gën a tënk ku ne am na ci wàll yi tam doonte état ma nga cay doxal teewlu kàddoo moom Diégui Diop Fall jokkoom ak Abdourahmane lii loo xamante ni la ñaawlu ma ko kese yam si dama ci tiit ma ci tiitee ba pare dama ci am gàcce bi ma ci am mooy en tant que yaay d'abord ndax yaay laa nag en tant que jigéen en tant que koo xamante ni président Macky Sall tànn na ko jël am loo xam ne teg na ko ci loxoom mooy xool kaaraange xale yi it naa ci lool li nga xamante ne am na ñaawlu naa ko lool li nga xamante ne bëri na ndax xale kat fépp mooy place am ba mu des si mbedd wala foo xam ne ndeyam wala baayam nekk fa xale am na yaay xale am na papa xale éducation dafa xëy rek génn déedéet xale nit da koy bëgg boo ko bëggee nga sabablu boo ko sababloo nga ñaan suñu borom mu jox la ko kon boo amee doom dafa am lu la war ak doom ji ci boppam am lu la war ak société bi parce que nag c'est une composante de la société am lu la war nag sa diggante ak sa borom parce que da nga koy daal di layoo ñu taxawaat tuuti ñu def taxaw seetlu ñu xoolaat xale yi ndegam ñu ngi leen di xool ndegam ñu ngi leen di toppatoo parce que nag ku dem ba jur doom toppatoo ba ca war xool ba ca war ndey at bàyyi la njëkk joor la njëkk ñeñ ba pare balaa muy nekk état. lu jëm ci concours général bi nga xam ne koy amal ci Sénégal at mu ne 2022 bi résultat yi génn na jàppale ni kon téeméer ak ñeent ci ay distinction maanaam téeméer ak ñeent ci ay ndaw lan war a jox raaya ñoo doon becc ci seen xam-xam waaye jàppale ni délibération ba jàppal ni kon lycée scientifique excellence ba nekk ca Diourbel moo nekk ca kanam moom ak li nga xam si moo di lycée Seydina Limamou Laye ak Mariama Ba ñoom Diall ñoo nekk ca kanam ca yooyu lay jéego lu ni mel tax na ba fi ñu toll nii kon ñu jàpp ni daañu leen jox seen ay raaya fukki fan ak benn août la war a doon incha allah ñu xuus ànd ci ak Faram Facce Babacar Seck. ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak ñaari élèves yu première ak yu terminale bokkoon nañu ci jongante concours général 2022 ci fanweer ak ñaari matière
ci première ndongo bi gën a xarañ mu ngi jóge ci lycée d'excellence Mariama Ba ci wàllu terminal lycée scientifique d'excellence bu Diourbel waneeti na boppam. mën nañu wax ne nag suñu jëlee pondération yooyu meilleur élève ren ci concours général mooy mademoiselle Fatou Niang élève boo xam ne mu ngi fale ci lycée d'excellence Mariama Ba di def série S2. meilleur élève scientifique nag concours bi su dee première Fatou Bintou Fall bu Diourbel ak Serigne Fallou Sall série S1 bu Limamoulaye ñoom ñooy meilleur élève en tout cas scientifique ci première. terminale meilleur élève bi Malick Sène la série S1 lycée bu Diourbel. jawrin bi ñu dénk njàng mi wane na mbégteem ci yenn lycée yi nga xam ni ñu ngi leen di dégg ci lu baax ci concours général bi. am nañu mbégte loolu le fait que ay yeneen lycée yoo xam ne ay lycée yu célèbre la woon ñu ngi woon ci concours général mais gën ñu ñëwaat mais ren nag ñëw nañu am nañ fi en tout cas ay prix am nañu palmarès mooy bu lycée bu Ahmed Fall bu Saint-Louis lycée Charles de Gaulle Kennedy Seydou Nourou Tall ak Valdiodio ñoom nag ak yeneen lycée yoo xam ne mënuñu leen lim fii mais surtout di wax ne que institut bu Amadou Sow Ndiaye ñoom aussi ba léegi ñu ngi ci biir ak également d'autres lycées celui de Thiaroye et cetera. remise au prix concours général 2022 ñu ngi koy amal ci fukki fan ak benn ci weeru août ci Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose njiitu réew mi nar koo fekkee. leneen ci xibaar mi ngi jëm ci mbirum programme xëyu ndaw ñi état Sénégal moo ko teg ña ngay doxal bu ñu ko ci ministre bi ñu dénk wàllum formation professionnelle Dame Diop nee na fi ñu toll lu bon juróom benn fukki junni ak ñeent ak lëf lañu daal di créé ci wàllum emploi muy kon xëyum dañ doon te fan toll woon moo doon dañoo bëggoon a am juróom benn fukki junni ak juróom waaye kon la manqué fi ñu toll ni bariwut ña nga doon defum natt akub xaymam ca Pikine ba noppee kat jot naa jib moom ministre bi Dame Diop ak nga xamoo di Sophie Diallo moom lañ dénk 3FPT si di kàddu ITV. tey bu ñu boolee li nga xam ni def nañ ko balaa ñuy ñëw fii ci 72 heures yi am nañ 10 342 jeunes yoo xam ne ñi ngi def formation ci biir Sénégal dans le cadre du programme xëyu ndaw mi tey ci pilier financement bi te DER yore ko lu toll ci 86 146 bénéficiaires ci biir Sénégal jot nañ seen financement mu toll ci 19 milliards 526 millions de francs CFA. donc bi ñu defee 72 heures yooyu tey fii ci Dakar mu am ay résultats yu mucc ayib lu toll ci 6625 ndaw juróom-benni junni ak juróom-benn fukk ak ñaar fukk ak juróomi ndaw ñii am nañ financement ñii am nañ formation ñii am nañ contrat de travail à durée déterminée ci biir département Dakar 6625 jeunes. ñu ngi joxe tamit ay bon pour ñi nga xam ne dañoo bëggoon am permis de conduire lu ci wàll tamit juróom-ñaari téeméer ñoo xam ne dañ mën a def formation pour mën a am permis de conduire mais ci formation boobu dañ ciy yokk tamit benn volet boo xam ne moom mooy sécurité routière kaaraange yoon bi nga xam ne dañ ko def suñu yitte di ci ànd ak ki nga xam ne mooy ANASER bu nekk ministère infrastructure transport terrestre. donc bu loolu weesee tamit accompagné nañ ñaari fukk GIE yoo xam ne nag am nañ ci vraiment junni femmes yoo xam ne ñu ngi ci ginnaawam vraiment ci liggéeyu tey bi nii vraiment am nañ ci ñetti junni ndaw ak jigéen yoo xam ne nekk gunge na leen ci lu ëpp vraiment juróomi téeméeru million. lu jëm ci jigéen ñi ak seen ab liggéey waaye tam ni am ci ay cër bu ndee xool Sénégal ñu duppee ay poste de responsabilité daanaka la ci soxna yi di nekk buñ ko xaymaa téeméer ci ñett lay toll. li ni mel moo tax ñu ne ñàkk xëy na fonk njàng mi ak muy yegg moo ko sookeem rawatina soxna yi am ak laago ñu ni fi ñu toll ni tembe dañ leen war a xolaat pexem ba gën a suqali wala gu ni mel ba jigéen ak cëram ñu gën ko war a mën a jox àqam doo am xeej ak seen digganteem ak góor waxtaan ci Thiès ci kanam mu maire Thiès Est nga xamal Ousmane Diagne ñu xuus ànd faak suñu correspondant ak Isidore Alexandre Sène. askan wi dund ak laago fii ci Sénégal ba léegi ñu ngi jànkonteel li ñu duppee discrimination ci seen bërëbu liggéeyukaay wala sax bu fekkente ne rek war nañoo yegg ci yenn poste yi ci biir institution publique yi ki ni waxee moo di greffier en chef tribunal départemental bu Tivaouane nekk tamit maire commune bu Thiès Est. jafe-jafe yi nga xamante ni les personnes en situation de handicap am nañ ko jafe-jafe yooyu bëri na mais particulièrement jigéen ñi. contre 3,8% ñoo gën a ñàkk a mën a accéder ci yenn poste yi nga xamante ni fa la ñuy jëlee ay décisions yu mel ni nekk député wala ñu nommer le ministre te étude boobu dañ ko def ci 19 pays.
ñi nekk en situation de handicap ñoo gën a ñàkk a jàng que góor ñi nga xam ne dañoo nekk en situation de handicap. dans le domaine de la santé ñoom 3 fois moins susceptibles d'avoir accès à des soins de santé. ci biir nit ñooñee nga xam ne sax dañoo amee laago ñii di soxna yi daanaka seeni càmmiñ ñoom la ñu gën a bàyyi xel. soo demee ci maanaam li ñuy wax la violence ñu gis ni jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk en situation de handicap ñoo gën a exposé wu à la violence. ñoom kuréel bi nga xam ne de moom la ñu duppee association formation ak éducation yekki nañu kàddu tegaat ko ci tabalu kilifa yi. Demander aux autorités par exemple de savoir que nous sommes partie de la société donc nous avons des droits et ils doivent respecter nos droits. commune bu Thiès Est nag moom moo dala woon bile atelier ñu jagleel ko ñi nga xam ne nag ñoo di jigéen yi amee laago ki nga xam ne nag moo di maître Ousmane Diagne nekk fi maire jàpp na ne faaw rek ñëpp a dugal ci seen loxo ngir rek ñu mën a dimbali jigéen yooyee nga xam ne sax ñenn ñi yenn saa yi dañu jànkonteel jafe-jafe ci seen i bërëbu liggéeyukaay moom maître Ousmane Diagne nee na fas yéene na cee waxtaan ak yeneen i collègue am yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci diwaanu Thiès ngir rek soxna yi nga xam ne amee nañu laago ñu mën a ñoŋal seen i nekkin. Isidore Alexandre Sène ca Thiès jaajëf wàccaat ci lu soxal politique ci Rufisque ko fa jàppale ni Benno Bokk Yaakaar ñoom li ñu bëgg mooy seet bépp sikk bu leen sëkkatal ca mooy xeexoo ci seen mbir war a mën a dakk moo tax ñu boole seen bopp ci genn kuréel waxtaanee ko ña nga doon samb seen comité électoraux ngir war a mën a xoolaat élection locale yi wala sax tamit penc ndaw réew mi noonu koy mën a songe man ca amuk ndam ba noppee seen ndaje muy yaatu man doon amal Omar Gueye mooy coordonné APR ak Benno Bokk Yaakaar département de Rufisque am na lu ñu ca dénk suñu reporter. dañu privilégié woon liggéey boo xam ni dañu bëggoon mu aboutir te yàlla def na sutura aboutir na tous les responsables du département sont unis se sont donné la main loolu nag depuis le mois de mars ñu ngi ciy liggéey léegi ñëpp juboo nañu ñëpp sans exception juboo nañu amatul benn xaarma yàlla ci responsable yi nekk ci département de Rufisque joxante nañu la main la main yaakaar naa bu ngeen gisee jataay bi firndeel na ko xam nañ ni enjeu bi am ci Sénégal ak li président Macky Sall liggéey ci Sénégal ak fi mu jëlee Sénégal 2012 ak fi mu ko indi tey ak fi mu ko jëmale ëllëg lii tax loolu continuer mooy ñun njabootam ñu juboo buñ fi jógee tey dinañu monter les comités électoraux le comité électoral départemental waxtaan nañ ci am nañ ossature bi dinañu créer benn groupe bu ndaw boo xam ni moo ñuy defal proposition yi ñu meubler ko ba mu fees loolu nag dañ ciy privilégier les jeunes et les femmes jigéen ñi ak góor ñi maanaam xale yu ndaw ñi dañ leen ciy dugal bu baax a baax parce que Sénégal dëkku ndaw la te am nañu ci département bi une jeunesse très dynamique dañ leen responsabiliser ci biir. jógee Rufisque daal di xuus jëm diwaanu ko zone centre mooy Fatick ak Kaffrine jàpp la ko wër jàpp itam Kaolack nangaan foofee jàppale mbirum état civil nekk na fa jafe-jafe mooy xale yi buñ juddoo am kayitu juddu ñaare am na ndimbal gu état ci taabal ji jëmtukaayam solo jox ko mbooleem waa gox bam ngir ñu mën a teel a bind xëy ñu am kayitu juddu la nduppee état civil ñu xuus ànd fa ak correspondance Adama Sarr. gouvernement bu Sénégal daal di taxaw temm ngir gunge ñi nga xam ne ñoom ñoo di centre d'état civil yi si loolu la sax nag ay jumtukaay yi bokk na ci ay moto daal di nañ leen ko jébbal ngir gën a mën a yombal seeni liggéey. te lu ñu andi fii mooy joxe moto yi soo seetee ci communes yi am na le centre d'état civil ku nekk ci mairie bi am na auxiliaire état civil yi mooy les chefs de quartier les chefs de village ñoom ñoo def notification yi événement bu amee naissance décès mariage ñoom ñoo koy fekkee ñoom ñoo koy notifié. léegi nag ñu seet ñu gis problème accessibilité mooy am information bi mu jógee ci nit yooyu pour dem ci mairie bi day poser problème ñu ne nag après cartographie bu ñu defee gis nañu commune yoo xam ne yu mag la dëkk yu bari dafa sorante souvent dañu am problème léegi moto yi nag ñu jógee mairie yi pour ñu mën a faciliter échange information yooyu. ni mel nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di maire yi rafetlu nañ ko bu baax. remercier leen bu baax a baax du ministère direction bi ak ONG bi yëpp. ci moto bi ñu jox ma xam ne dafa am njëriñ bu baax a baax ci suñu collecte pièce d'état civil commune yi parce que xam nga état civil moom dafa xaw sensible te lu tuuti rek mën a yàq lu bare donc bu ñu direction de l'état civil waree tabaxal ay bâtiment pour état civil commencé déjà tey di ñu jox ay moto déjà directeur léegi muy wax yu bare ci projet yi mu am. pour bu tabaxee pare les ordinateurs et même l'informatisation de l'état civil
yaakaar naa dana am njëriñ trop pour suñu maire yi. gouverneur bu région bu Kaolack nag daal di profito ci bile ndaje nag ngir rek daal di woo ñi nga xam ne ñoom ñoo di waajur yi ñuy déclarer seeni doom. ñu fexe ba ñii aussi di jógal seen bopp parce que nag ku sa jabar mucc da nga toog lu mat li ñuy wax bu sa jabar du génnee nga génne néeg waaw nga génne néeg nag dem di toppatoo ji xarma di toppatoo ji ceeb di toppatoo diwlin mais fàtte nga ne xale bi juddu dañ ko war a utal kayit mooy ku ci am sa doom ngénte li baax na nag neex na trop ba neex la nga préparé ko mais bul fàtte nga déclaré ko ku ci am mariage bul fàtte bu ceet gi ruusee nag aussi nga dem déclaré ku ci am xew-xew aussi naqar nit ko wàññeeku aussi amal automatiquement nga dem déclaré ko. le projet nag daanaka fanweeri commune ak ñeent ñoo ci dal di bokk ñu war leen a jëbal lu toll ci 200 motocyclette. jaajëf Adama Sarr du ñàkk ni waa Kaolack ndàngana la ko wër ñu ngi bàyyi xel sport ci Sénégal jàppale ni étoile bi nga xam ne équipe bi ñuy wax étoile Lusitana fi ñu toll nii tembe def na tàggatoom bu mujj ngir waajal li nga xam si moo di jongante bi lu ni mel tax na ba ki nga xam si moo di sunuy ndaw ña nga fa toppoon jongante boobule waaye itam tàggatoo bu mujj boobule ngir xam pelouse beeg nu nu war a songe seen jongante incha allah ñu xuus ànd ci ak gëstu sayku seyti. dëkk bu tàng bi jaaxal na askan wi ci ndakaaru waaye joueur étoile Lusitana yi ñoom bàyyuñ ci xel li ne ci seen bopp yi mooy final coupe du Sénégal bi nga xamante ni dina dox ci seen diggante ak Casa Sport. il a marqué plus de 6 ou 7 buts ci saison bi ci loolu. 14h moo jot ci stade Ibrahima Boy bu Guédiawaye coach Bernard Mendy mi ngi superviser avant dernière séance d'entraînement am laata jongante bi. On n'a rien changé à nos habitudes. jongante bi niñ koy waajalee mooy ni ñu waajalee yeneen jongante yi bañ tàmbalee coupe du Sénégal ba léegi mooy am waajtaay bu baax a baax yaakaar naa bu ñu eggee ci match bi rek li mu laaj dinañ ko joxe donte ni ki ñuy jongante équipe bu mag la. cette finale du mieux possible. di ab final boo xamante ni bu am solo la ci équipe bi évolué ci 3e division seen joueurs yi ñoom xam nañ ko tax na yàkkamti nañu lool ngir jongante ko. c'est des jeunes joueurs et c'est normal qu'ils soient. ñoom ay ndaw la ñu boo xoolee sax di nga xam ne ñoom dañu yàkkamti lool jongante équipe bi nga xamante ne moo di Casa Sport bu di favori yi waaye ñu nit ñu war a nekk seen ginnaaw gën leen encadré fexe rek bu ñu demee si jongante ba ñu def li leen laaj. un peu leur excitation et faire en sorte de pas jouer le match avant de le jouer. mu doon ab final waaye du ko weesu bu sukkandikoo ci Alpha. attaquant jaune et noir yi moom am na yaakaar bu baax te sax ne ragalul benn yoon champion du Sénégal bi. match bi toll nañ comme yeneen match yi rek lañ ko jëlee final la mais mënut a weesu final tamit comme yeneen match yi rek case équipe la comme yeneen équipe yi ñun tamit équipe lañ ay équipe yu mag lañ gañ a ba yegg si fii dañ jàpp final 50-50 la rek ñun loolu lañ jàpp ku nekk mën nga gañ te ñun dañoo gëm ne dañ koy gañ comme niñ ko commencé rek début championnat bi ñun noonu lañ koy terminer xam nga gars yi comme niñ ko jàppee woon rek ñun coupe bi mooy suñu kii. jël coupe bi suñu objectif jël coupe bi la amul leneen lu ñuy kii. étoile Lusitana dina jongante final coupe du Sénégal am bu njëkk war a jàkkaarloo ak ki yor raaya bi di Casa Sport ñëpp jàpp ne champion du Sénégal bi mooy favori bi ñoom ñii di waa étoile Lusitana nag ñu bëgg a surprendre observateurs yi. yegg nañ ci pàcc bu mujj ci xabaar yi mooy pàcc bi leen jagleel muy article la semaine di xool yenn xëtu yéene kaay loolu xëy jukkim El Hadji Malick Sy tey maa ngi ko seq ak nga xam si moo di Demba Ramata Dia du PIP Direct News jot na jukki lu yaatu jëm ci féngale ndab yi barki démb yi muy concert casserole boobu nga xam jot na wër Sénégal kuddu louche yeeg kuddu cunuwaar yeeg daanaka mbattu yeeg yëpp génn ku ci ne di yëngal wala seen xaru xol jàngat buñ ci war a mën a am ci la Sëriñ Malick waxtaan ak Demba Ramata Dia. mu nekk ndam lu yaa gu coalition Yewwi Askan Wi am boobule coalition nekk ci opposition bi woote woon concert de casserole ci Dakar ak ci biir réew mi Direct News fësal ci xëtam bu njëkk ni concert de casserole ci Dakar ak feneen Mortel Combat nañ jóge dali ci Mortel Ambiance. damay def référence maanaam damay def benn lien diggante li xawoon jamono le 17 juin ba Ousmane Sonko woote pour 200 000 personnes fekk ko
ba xale yi ñëwee ñu tere manifestation ba mu jur ay bakkan yu rot donc démb nag boo xoolee gisoo fa policier gisoo fa grenade bu ñu sànni ñëpp daal ci jàmm lañ nekkoon te terewul li leen naqari wax nañ ko dañ koy wax ci wàllu civilisé ak ànd ak yar ak teggin lépp rafet daal démb moo tax nag mortel combat boobu moom wax dëgg yàlla mortel ambiance boobu moom moo ko gënal suñ ko mënoon di am du wàññi dara. lii nag njiit réew mi président Macky Sall war na ko bàyyi xel bu baax ndax askan bi lancé nañ ko message bi nga xamante ni daf ko war a jàngal. message yi moom bari na parce que ndaw yi dégg naa leen ñuy wax ne ñoom dund bi ñu dund dafa metti dafa tar boole ko aussi seen waajur aussi ñu ngi ci ay jafe-jafe bu loolu weesoo aussi xamal nañ ne nit ñi aussi ñoom tamit yaakaar bi lu bari tas na bon ci wàllu xëyu ndaw yeeg yooyu ak seen avenir da ngay jàng ba yee kayit di wëññi ay potolam donc yooyu yëpp bu dajaloo ak dund kii bi nu mu seere ak opportunité yi bari donc wane nañ ne daal fi mu toll nii am nañ lu leen metti te wax nañ ko te bëgg nañ mu dakk léegi nag kan moo ci des mooy le chef de l'État mi nga xam ne yàlla dogal na moom lañ dénk réew mi mu ilif fukk ak juróom-ñaari millions Sénégalais donc moom mooy décrypter message bi xool ñii li ñu wax lan la mu bañ ko soofantal téye ko bu baax parce que wut ay solution pour loolu parce que état aussi bu ñu ko dénkee li la war mooy fexe ba askan wa nekk ci naataange. ñu am yoonu yokkute ku nekk gis ci bopp ci li ngay def. xumoon na tamit ca UCAD ak cité kër góor gi foofu la leader parti PASTEF di yeewoo analyste politique bi naka noonu xam-xamam màcc ci wàllum lépp lu soxal nekkinu askan bi ca quotidien direct news ni kasoxol yi ak klaxon yi xumoon na lool. ambiance UCAD parce que yooyu man je crois que bu demee woon noonu dina ma jaaxal. parce que UCAD par essence creuset de contestation la et puis Sénégal en miniature bi ñoo fi tase donc loolu day indi la kër góor gi fa la Ousmane Sonko dëkk donc foofu dafa war a am ambiance normalement parce que fi nga dëkk di fa politiquer di fa def fa sa base aussi war nga saa yoo leen soxlaa ñu génn donc loolu yëpp du lu ma bett du lu ma yàlla leen contraire bi kay moo ma doon jaaxal quoi. concert de casserole Sonko ak i ñooñam am nan si nam gu am solo lii nag nekk test laata ñuy dem si seen mobilisation bi nga xamante ni moom nañu woote ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru juin bi ñu dënmal. jaajëf El Hadji Malick Cissé waaye itam jaa ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci TV lii mu doon xabaaru maraxim sant leen gërëm leen incha allah man xabaar incha allah 19h45 ci français ak Adama Anoush Kabal ko mooy ngeen wéy ànd ak suñuy programme jaa ngeen jëf.